léegi nag leer na Walf Fadjri ne Simon ak kilifa day dem nañ kaso allahu akbar laas ne dëgg la dama ne leen ni ki démb daal la ñu fanaan nag seen guddi gu njëkk kon ca biir kaso ba sur quotidien ne Simon kilifa waaw ak seen xarit bi nga xam ne moo leen tuumaal ni la di ceer dama ne la ña nga ca biir kaso ba critique yéene kaa ne gis nga waa Y'en a marre waaw mbir mi kon dalee na jam ci biir xol laa la wax waaye taxul ñu daanu dee déedéet loolee nag tax na ba Fou Malade ak ñamu àndal noo ne danañu jàkkaarloo tey ak taskatu xabaar yi ngir indi nag ay gindi ci coowal visa li lée nga xam ni kon dañ leen caa tudd yéene kaa gi ne waaye juge deuxième cabinet ba dafa bëgg a ratisser large maanaam ña ca tax yi attekat bi kon bëgg na leen a teg loxo réew mi quotidien ne trafic passeport diplomatique yooye waaw yor malaanu kirange tekkiwul ne lu la neex def l'impunité n'est pas impunité comme que daal léegi nag ñaari yaanaamaris yi procédure d'instruction ba lañ leen nar a yóbbu de ndaw lu yàgg waaw te boo sàgganee nag danañ leen wutal ab tribunal boo xam ne ca lañ leen di attey way samba waaye nag gis nga ca jamono joojee xam nga lan la nit ñi di laajte ëllëgu ñaari député yi nga xam ne kon dañ leen caa tudd moom Sall ak bi yaay dégg ñenn ñi kay la ñuy laajte mooy seen malaanu kiiraange di immunité parlementaire yi est-ce que gars yi duñ ca toftalu rek ba bàyyi leen noone déet yéeni kaa gi ne déet parce que nag gis nga loi bi ñëpp la fi nekkal laa la wax la loi est égale pour tous elle est générale et impersonnelle dama ne la loi bi ngir ñëpp la du pour ñii bàyyi ña ca des waaw kon nag nekkul ne da ngaa am ab malaanu kiiraange rek immunité parlementaire ba yow duñ la topp déet kaay leen wuyu le quotidien yéene kaay ne ñoom kilifa ak Simon lañ leen di toppe tey mooy trafic de migrants faux et usage de faux maître Moussa Sarr nekk seen député waaw ci source a nee na teg loxo yi lée ak tuumay tegul fen laalewul sax ak li xew laa la wax maître Moussa Sarr ne waaw te nag am na ci benn côté boo xam ne kon dossier bi complot la lii du dara lu dul bëgg a jël samay client dugal leen ci biir kaso bi rek tribune yéene kaay ne immunité parlementaire u député yooyee nga xam ne ñoo def tojaange ay député faussaire waaw ñu war koo dindi ak yéex gi mu yéex nii xel mu tey maa ngay wër assemblée nationale ndomba de xel mu tey mi wër na assemblée nationale ndomba laa la wax l'observateur ne moom assemblée nationale moomee ak la fa nekk ci ay trafic boo bëggee dégg dëgg daay 13e législature bi vraiment tax na de xaw ma immunité tax xaw ma diwtiir waaye tax na lii te la ca gën a doy waar mooy Moustapha Niasse ak pataralam gi nga xam ne kon moom la nekkee waxu ca dara ba dara boloo jeex enquête yéene kaay ne maa leen defal enquête na ci Thierno Amadou Diallo ñu naan ko ceer kii mooy xarit bu bon le mauvais ami juddoo Kaolack nekk xaritu groupe rap bi le kër gi bu ñoom kilifa waaw waaye ki bon ca jamono joojee nga xam ne nag gaañaa nga ca passeport diplomatique ya waaw direct news nee na waaye ndóol gii ci réew mi te Amadou Hott di ko weddi lii lan la parce que Amadou Hott kay mi ngi xam le ne 14 régions yëpp ndóol ga dafa dellu ginnaaw waaye les faits sont têtus parce que ministre économie bu bëggee wax loolee mais dinañ ne est-ce que kii mi ngi laale sax ak askan wi base ma nga yëmal noor TFM boobee nga xam ne fa la ndóol dem ba rek toog fa mbay meeg industrie napp geeg wàllum tourisme ak secteur yëpp ñi ngi sukuraat Maodo Malick Mbaye président gëm sa bopp Thiès waaw ci dundugu seer ga ne moo nar a jàkkaarloo ak waa Benno Bokk Yaakaar est-ce que joxul dëgg tey waa ANSD moom Maodo Malick Mbaye waaw évidence Sénégal ne ndóol gi nga xam ne nag moo am ci dëkku kaw yaa milieu rural waaw Bassirou Ba nee na buñ ci gaawulee defuñu dara juróom-ñeenti millions ci ay ndóol fii ak 2024 lañ jëmaar day taali waaw le mandat yéene kaay ne dundugu seer gi day ak ndóol yi nga xam ne dañoo yokk nii walaay Macky Sall am na yeneen opposant beneen front ngi noonu de waa ñoo lànk day ñoom Mourtada Seck waaw dëkk bi dafa Macky loolu kay léegi daa gën a yées Dakar Times ne mais xanaa xamoo leen ne Macky Sall mi de mooy ndóolloo sénégalais moo leen di ndóolloo de parce que am na ñaari rapport yoo xam ne kon banque mondiale daal dinañ koy génnee na ca bourse familiale yi ak politique sociale u Macky Sall mais da koy dëggal Macky Sall ba mu ñëwee daal lancé ay programme ne day génnee sénégalais ci ndóol waaye rapport u ANSD bi dëggal na ne ndóol mi tey la fi gën a nekk de dama ne la bourse familiale yi saa yi bu ñu xëe muy gën di yokk nit ñee gën a yokk laa wax loolu kay mooy wane ne nit ñee ngi gën a ndóol 24 heures yéene kaay ne moo tax démb ca conseil des ministres ba day moom président Macky Sall waaw daal dinay wax ministre mi ne leen jóg leen na gaaw Walf Fadjri ne waaye nag ma ngay jokkaas ko nay de ngir ñu woteel ko waaw parce que ma ngay xamal ministre économie finance budget ak bépp ministre bu ca tax ne la génnee leen financement xale yi lée ak jigéen ña DER bi waaw te jublu ci wàllum xëyu gone yi moom président Macky Sall yemu ca de nee na waa CNRA ak ministre communication yi génn ci télé yeeg yooyee na segg gi gaaw ndax suñ jikko yeeg yooyee ñuy bëgg a yàq direct news ne la yàqu ne mu ca jas bari na jàmmaarloo yu dar diggante askan wa attaque der ya coowal suuf la waaw coow daa nga tàmbali ca local ya ubbil le quotidien yéene kay nañu Ousmane Faye candidat la Hann Bel-Air kon kay parti socialiste ak waa Benno Bokk Yaakaar diggante ba yàqu na ca commune ba di évidence yéene kay ne ville de Dakar Lafia Diop candidat la waaw doomu Mamadou Diop bi borom Dakar dama ne le président mouvement réveil patriotique di Lafia Diop nee na dafa nar a xeex te fu mu yem neex l'info yéene kay ne Cheikh Oumar Anne daal dinay door nag ci kaw opposition bi la nee na Yewwi Askan Wi xam nga lan lay teg révolution populaire beneen coalition bi moom safuñu yàpp safuñu jën parce que Abdoul Mbaye ak ñoom Mamadou Lamine Diallo ak ñooñee
mësuñoo wut ay maire yi déedéet ñoom ay conseil rek bu dee PDS ak Papa Diop moom mais seen projet bi mës ta changé lenn kese la wàllum ndondante dévolution monarchique du pouvoir Karim Wade la ñuy liggéeyal kese Bougane Gueye Dany day ci tribune yéene kaay waaw nee na ñiy wax ne man pion Macky Sall la mais parce que menace la ci seeni leader 24 heures yéene kaay ne demu Macky Sall ba ca Touba waaw ak rumeur yi naan ay sabotage am nañu ko ca nar Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak ñama àndal waa parti Pastef bu Ousmane Sonko waaw nee na ñoom daal nañ leen ca kacat te woo nañu nag militant Pastef yëpp ñu wéyee ndigal la Serigne Mountakha wax yéene kaay gi ne xam nga lu yàggul dara Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké day da doon dànkaafu gaay bu fa sabotage am bu leen ko yuuxoo libération yéene kaay ne scandale moo am ca banque islamique du Sénégal mar di tali benn mafia boo xam ne ma nga woon ca biir banque ba doon sàcc compte client yi laa la wax allahu akbar Babacar Seck chargé des opérations bu banque ba ca Ndar section de recherche teg nañ ko loxo de bu naa ma Senghor responsable des opérations agence banque bi ci VDN bi Ndakaaru daw na cliente bi Ndeye Ngone Dime ak vigile ba Younous Daba waaw ñoom lañ doon jox xaalis bi nga xam ne ko nañ koy sàcc ci compte yi ñaar ñooñee moom teg nañ leen loxo dëkk bee Macky dëkk bi nag ak lu mu Macky te Macky waxul ci pétrole bii dara du dox parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal ayca jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen bu baax si teelu bi Pape Mante Mbuub daal di teew ñu fas yéene jàll si tàggat yaram maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. alhamdulilah grand-mère waaw ñoo ngi laa nuyu bu baax. dem City. jaajëfal grand-mère Dougar. ak ñu koy door nag Coupe d'Afrique bi nga xam ne muuma yi ñoo koy jongante jamono ji mu mel ni kon nag Sénégal Mali lay tesel tey jii bu benn waxtu jotee sa Nairobi. waaw ca Nairobi nag la Sénégal fas yéene amal ñaareelu génnam jëm ci boobule compétition génn bu njëkk nag bu ñu fàttalikoo moom nag dafa daanoon équipe bii di Kenya 2-0 démb nag Kenya tamit daanu ci kanamu ñii di waa Mali 4-2 kon waxtu wi nag Mali moo nekk ci première place bi ba tax na Sénégal tey ci génnam gi naam sax ni qualifié na waaye nag première place seen groupe boobule lay xeex bu ñu sukkandikoo ci kii nag di seen coach di Abdoul Aziz Dieng ñu teewlu ay kàddoom depuis Nairobi. jongante bi nga xamante ni tey jii moom la ñu war a am ak suñu mbokk malien yi donc ci stade sport Kenya waa Mali nag ñoom tey vraiment joué nañ ak waa Kenya donc ba gagné leen donc 4-2 fi mu toll nii ñoom ñooy pay ndax ñooy ëpp donc luñ dugal ko pour vraiment essayer jëlaat leen donc suñu première place lu mën a xewit Sénégal moom aussi donc génn premier tour parce que mooy pôle bi nga xamante ni ñoom daal ñett équipe ñoo ci complet daal ñoo ñoom mais am na ci yeneen pôle yi moom bon am ñoo xamante ni ñëw nañu am ñu ñëwul Sénégal daal moom génn donc vraiment donc deuxième tour. ñaari tali moom wàcc nañu ko Ligue 2 waaye ay dirigeants am ñu ngay def kéem kattan ngir nag delluwaat fa ñu nekkoon. waaw xam nga nag saison bi ñu génn ñaari tali nag si la relégué wu dem ca Ligue 2 ba en tout cas lu ci mënti am daal ak kii di seen président di Djibril Wade xam na ne daal ñoom nag dinañ def seen kéem kattan ngir liggéeyaat nu mu gën a gaawee dellu siwaat ci nag Ligue 1 bi naam sax na nag ñoo ngi rafetlu yenn ci ay infrastructure sportive maanaam seen terrain bi nga xam ne jot nañu ko nag defar ci nag at mi ñu génn ñoom ñu ne nag en tout cas lu ni mel dinañ ko nag sàmm bu baax a baax yi de kàddu loolu yëkkati dénk ko kii di Soxna Fall ak El Hadj Diène. woon na sur le plan sportif waaye nag sur le plan de l'organisation ak sur le plan financier mun naa wax ne tane na ndaxte léegi am nañu lu ñu mëbët di ko xeex pendant fanweeri at am nañ ko mooy terrain bi nga xam ne moom ci la ñuy entraîner léegi nag li ci des mooy sur le plan sportif et liggéey moo ci des bu ñu liggéeyee rek nañ génn situation bi ñu nekk mun naa am la ñu doon liggéeyee moo dul noonu wala mun naa am dafa am lu ñu ñàkkoon lan mu ñàkkoon nag comme que am nañ ko léegi je pense que bu ñu liggéeyee bu baax a baax dinañ ci war a mën a génn daal parce que loo ci mënti dégg équipe yi dañoo wute. voilà donc fi ñu toll nii mooy NGB actuellement il faut que nangu ko place mooy L2 léegi nag moom ñoom ñooy toog liggéey pour jéem a génn ci L2 bi quoi loolu moom defe naa ne amul benn sikki saaka. ñu ngi liggéey pour que infrastructure yi nga xam ne ñoo war a terrain bi muy vestiaire yi bâtiment yi yëpp commencé nañ ko ñu ngi ciy liggéey te mu ngi jóg ndànk wala demee xool ko di nga xam ñoolu aussi ñu ngi ciy liggéey donc loolu lu baax la mais nag ñu ngi xalaat pour li nga xam ne moo fi nekk bés bu yàqoo ndax lañ koy changé. ñu doon teewlu noonu kii di Djibril Wade nekk président bu ñaari tali ñu wax nag jëm ci coupe bu Sénégal ni ki démb nag Casa Sport moom jot na qualifié ci final ga gannaaw ba mu daane ñii di waa stade de Mbour foofu ci stade Aline Sitoé Diatta nekk sa Ziguinchor kon tey ji nag la ñu xam nag kan mooy fekk AS Pikine ci beneen demi-finale ga ci diggante nag AS Jambar ak ñii di waa Demba Diop la loolu bu see sax jotee la doon foofu ci stade Fodé Wade nekk sa Saly.
demi-finale phase nationale ni lan mooy affiche bi. waaw ni ki démb nag kon la ñu amal tax lu jëm nag ci quart de finale yi jàppal ne nag UR bu Kaolack moom jot naa qualifié ci demi-finale ga gannaaw ba mu daane ñi di waa Jokko bu Tamba ci ñetti ball ci benn dëkkandoo bu Louga moom moo génn nag ñi di waa Espoir bu Thiès ca Teg Dóor ya ñett ci benn gannaaw nag benn ak benn bu ñu defoon ca temps réglementaire ba defar R100 éliminé tamit Pays Rissac bu Ziguinchor benn ci dara ngalam bu Thiès moom moo génne ñi di waa Jam bu Gum bu Fatick ca Teg Dóor ya juróom ci ñeent temps réglementaire bi nag 0 but partout lañ def kon nag ñu mën a am ci yooyu les demi-finales ni ki nag ëllëg ci àjjuma ji ci diggante dëkkandoo ak ngalam loolu bu 16h jotee la doon foofu ca stade Maniang Soumaré 18h nag UR moom moo ci laale ak R100 en tout cas lu ci mënti am daal dispositif yu war yëpp nag ngir gën a ñoŋal sécurité bi dinañ ko jël bu ñu sukkandikoo ci président bu ONCAV di Amadou Kane ñu teewlu ko ak Mbaytal Xuma. mais ONCAV moom bépp ASC bokk xam ne ñun affaire violence duñ ko foowee gis nañu ay ASC yi nga xam ne dañ leen sanctionné pour fait de violence donc xeex ñaan ñu ko yàlla mais on l'évite quels que soient les ASC qui jouent au niveau de chaque stade on met 50 jeunes mais l'objectif c'est de faire une activité saine faire de manière que sénégalais yi ku bëgg a seetaan nga toilette ba rafet ñëw ànd ak sa njaboot seetaan match bi ñibbi ak jàmm donc c'est cela qu'on demande moom lañ ñaan ASC yi dañ leen wax ne affaire bi foo la foo agréé mais foo bu neex la parce que foo bu nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi siy retrouver pour que tous les matchs qu'on aura organisés jàmm mën na fa continuer daal. ayca Ligue des champions résultat première journée phase de poule yi lan lañ ci mën a jàpp. jàpp na nag ni ki démb lañ ko nag jeexal ci nag yooyu la jogante sax ñu gis ni Paris Saint-Germain moom ak nag seen trio de star bi nga xam ne Mbappé moo fa nekk ak Neymar ni ki noonu Messi ñoom nag dañoo def match nul seen diggante ak Club Bruges benn ak benn la ñu def Kylian Mbappé sax jàppal ne moom dafa génn nag ci ab blessure jëm nag ci cheville gauche bi kon ñu jàpp ne ci groupe A boobu Manchester City moom dafa daan ñii di waa RB Leipzig juróom benn ball ci ñett kon ñu jàpp ne kon jongante boobu sax moo nekkoon jongante bu gën nag riche jëm ci wàllum but ci groupe B bi Atlético Madrid ak Porto 0 but partout la ñu def Liverpool bi ñoom Sadio Mané ñoo daan AS Milan ñett ci ñaar groupe C bi nag Besiktas moom dafa daanu ci kanamu Dortmund ñaari ball ci benn Sporting bu Portugal Ajax moo ko fekki daan ko juróomi ball ci benn ci groupe D bi Sheriff Tiraspol def nag ak exploit gannaaw ba mu daane ñii di waa Shakhtar bu Donetsk ñaari ball ci dara Inter Milan moom mi la nag Real moo ko fekki daan ko benn ci dara kon Mambay li ma fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante rek dig daje bu 12h jotee ak Birame Diadji Touré 13h El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. jëf boo dee Diamniadio nuyul ma Doudou Fall mi ngi ca mairie bu Diamniadio. dina ko dégg bu baax a baax. sama waay la nag jaajëf di Landing Bisane Seck ñu gën koo xam ci kilifa Simon Kouka ñooñee fanaan nañ seen guddi gu njëkk sa kaso ba ndax yóbbu nañu leen mandat de dépôt loolee gannaaw nag ba ñu jàkkaarloo juge d'instruction bu deuxième cabinet ba ñoom nag ma ne sañ wax ne ñetti ñooñee la ñu leen di toppee bokk na ci wàllum ju njaaj ci ay visa yeneen lu ñu leen di toppee daañ si dékk si bi la jotaay xibaar daañu wutali it doxantu sa kër Socé département bu Kaolack ndax xam ngeen ne commune boobee da askan wa ay jafe-jafe la ñu jànkonteel wàll rawatina timis bu xësaa jot rek ñu nga ca lëndëm ga ndax ñàkkum courant juróom-ñaar fukk ak benn ci ay village news tënku foofee it bërëb bu fajukaay yi it ma ne sañ wax ne ci ay tur képp la yem ndax nag feebar faju doom bu góor la fa daan si ndax Alioune Kane ba nga xam ne moo ñuy xamale kër Socé tàggat yaram Pape Mante lañu àndal fas keneen ndaar ket bi la jotaay xibaar El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxir lu ñu wàcc si tali bi saytu dem mbir dikk bi ñëwaat. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé. waaw Yacine. noo def ana foo ne. Voilà, merci beaucoup. Nous avons progressé, mais en laissant beaucoup de lenteur derrière, précisément sur l'autoroute Seydina Limamou Laye pour les véhicules qui nous viennent du côté de la foire, destination Patte d'Oie. foofu lay yéex na ndànk ngeen di progresser laata rek ngeen di dépasser pont de l'émergence. Par contre, si vous sortez du côté commissariat des Parcelles nar ko jaare pont de l'émergence vers Grand Yoff foofu la moom amul jafe-jafe wante ginnaaw pont yi aussi mën ngeen wéy seen circulation sur l'avenue Thiandoum pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de Liberté 6 ñun nag ñu daal di tàllal rek jël course nga xam ne moo nekk VDN bi jaaree ko nag foire jàpp pont dooree ko nag foire Sénégal Japon daal di wutili si Mathias Saint-Lazare foofu la aussi xaar leen ko des embouteillages yéex na lool lu ko waral nag benn woto moo pan foofu la laata rek ngeen di yéeg pont si Mathias Saint-Lazare ba tax na la circulation est tellement dense wante nag bu ngeen wàccee pont si Mathias Saint-Lazare mën ngeen wéy seen circulation toujours sur la VDN daal di wutili pont Sacré-Cœur 3 foofu la aussi amul benn jafe-jafe pour le moment Yacine Seck. C'était Trafic News. waaw merci beaucoup Papa Alé Cissé ba si kanam Mame Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga wéyandi man ma dem naa ni sama café rek. waaw kon
baax na ma dose matinale. sa dose matinale. Hadj Mansour nuyu naa la bu baax a baax. aywa. da nga sañ si ak Mame Mbaye de. jox nga ko ndigal ah. da ngeen a sañ si de. waaw moom nag moom. ñuy déggoon bi si xel. waaw te li ngeen sol ban couleur la bii. magenta. marron bi non magenta. solo magenta. boo ko ratee rouge ngay am. waxtaan bi leen si ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ma bàyyi la nga nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan di ñu déglu. salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan. ak ki nga xam ne rek mooy Birahim Diadji Touré ñu sekk waxtaan bi Yacine Seck gannaaw ba mu demee naa ni li nga xam ne moom mooy kafeem ñu door waxtaan bi wax mandat de dépôt ba nga xam ne Kilifeu ak Simon moom la ñu leen dóor ni ki rek démb ànd seex Thierno Amadou Diallo moom moo leen boole ñetti doomi pend naar yi wàllum njuuj njaaj ci ay visa la ñu leen di toppee loolee nag moom moo dëx ñu si la nga xam ne moom mujjantaloo seen jàkkaarloo àttekat ba ñu ànd seex Alassane Balde ci ay leeral. moo xam Kilifeu Simon ak Amadou Diallo daañu fanaan nag seen guddi bu njëkk ca Ndungu Sine lu ni mel nag le juge d'instruction bu ñaareelu cabinet bi nag daal di sàkku jëmale ci ñoom lu yées juróom-benn ci ay chef d'accusation dañ daal di wekk seen i mbagg te ku ci nekk am lu wuteeg sa moroom. li nga xam ne nag toppee nañ ko Kilifeu maanaam moom kese mooy wàllum ger ak wàllum ne da doon jéem a def benn faux ci document boo xam ne ndawal buur moo ko moom. ak da doon jéem a yóbbu ay nit li ñu tuddee tentative de trafic de migrants bu fekkee Simon la moom ñu ngi ko toppee ne da doon jéem a maanaam yóbbu ay nit wala dafa jàppale nit ci mu utiliser këyit boo xam ne ni këyit ku baaxul la comme ñun ñaar ñooñu la ñuy défendre moo tax du ma mën a sori ci Thierno Amadou Diallo léegi. mu mel ni nag pool d'avocat bi nga xamante ni nag moo taxaw ngir rek défendre seeni intérêt bokk na ci maître Khoureyssi Ba Bamba Cissé Moussa Assar Ciré Clédor Ly ak maître Abdoulaye Tall seen kàddu ci bésu tey bi nag daañu am lu leen doy sëkk ngir génne leen ci guute bi nga xamante ni moom la ñu tàbbi ndax li mu làmboo moo bëri ci wàllu tension au politico-judiciaire. fan yii di ñëw juge bi dina leen dégluwaat pour ñu xool les degrés d'implication te incha allah on est bien confiant que bu ñu leen dégloo ba pare Sénégal yëpp dinañ xam ni mbir mi seet nañ si. Mayanama tey ji suba dinañ amal ak janox taskatu xibaar yi ngir nag àddu jëm ci lu ni mel El Hadj muy Thierno Amadou Diallo Kilifeu Simon ñoom ñëpp defal nañ leen mandat de dépôt fanaan nañ kaso jamono ji nga xam ne ñu ngi laam-laamee ndax ñaari député yi dinañ laal li seen malaanu kiraayam am déet. xam nga damay dellu si seen histoire ñoom ci bàkkaar yi nit yi di dund. ci kaw suuf parce que souvent itam dafay laaj actualité ñu koy méngale ak spiritualité parce que ñun ñëpp ay croyants lañ Thier li mu def maanaam filmer nit ki pour yàq dundam pour yàq sa dund gis nga bàkkaar yi nga xam dafa am benn catégorie bàkkaar boo xam ni bi ci gën a tuuti mooy nit ku takk ndayam di sëy ak moom takk sa yaay di sëy ak moom moo gën a tuuti ci bàkkaar yooyu te catégorie bàkkaar yooyu bi ci gën a ngand mooy di ŋàññi deru nit ki ak di ko gasal kàmb wolof di wax ni tib ba fot borom suur la ci jublu woon c'est-à-dire kenn xamul lan mooy objectifu Thier c'est vrai que taxul ñu rafetlu falsification ci papier administratif nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk loolu kenn du ko rafetlu ba ci sax certificat de mariage ba ci kayitu juddu ak yeneen kenn du ko rafetlu moo ko false diplôme yëpp ñoo yem lépp da nga ko war a am ci yoon bu légal parce que citoyen nga doomi réew mi nga am nga sañ-sañu am këyit googu bu fekkee xam-xam mayuloo ko nga xam ne amoo sañ-sañu am diplôme boobu mais kenn du ko jënd kon loolu mu ñu ko rafetlu mais ki taxaw di filmer nit ngir yàq deram luy objectif am ci weerante yooyu tey nga xam ni données personnelles ba léegi kuréel gi ñu taxawal te Awa Ndiaye jiite woon ko war na wax ci yu mel nii parce que ñii xëy na dañu leen a jàpp mais ñaata ci ay nit ñoo nekk victime ci loolu tey ñaata sëy ñoo ci tas ñaata kër ñoo ci tas ñaata entreprise ñoo ci daanu ñaata ci ay musiba la ci Sénégalais yi di jànkuwanteel parce que ba léegi xamaguñu importance su nouvelle technologie de l'information et de la communication malheureusement mu def ci lu bon loo xam ne tey question bi laaj mooy nan lay nekk ci kaso bi ak ñi ko tëjandool muy benn ñaareel bi ci des mooy ñoom Birahim abordé nañ ko sànq ci suba gi mooy député yi dossier bi dafa yeex ba ñu naan am na ay député yoo xam ne dañuy def campagne xëy na bu ñu ca yeggee du ñu voté pour ñu yëkkati seen balaanal kiiraay dañuy wax lu leen neex daañu yëkkati seen balaanal kiiraay te Sénégalais yi ñooy laaj lan moo tax dossier bi yeex parce que dañu ni bi ñu jàppee Kilifeu ba noppi am na ay yéenekaay yu ko bind de man demuma ci li ñuy wax mais courante pour gis enquête am mais am na ay yéenekaay yi ci egg yoo xam dañu ko bind bi ñu eggee def perquisition kër Kilifeu fekk nañu fa
ay certificat de mariage yu ci député yooyu am na ci ñu am lu ëpp fukki jabar pratiquement kon mariage yooyu ci nan la woon est-ce que da ngay takk jigéen benn moment après ànd ak moom tukki mu am disponibilité passeport diplomatique benn moment nga présenté waat certificat de divorce temporaire de divorce pour mën a takkaat keneen beneen xaalis génnaat wala déet dañu laaj donc ni est-ce que noonu lay demee wala nan lay demee ci ni ñu daan yóbboo nit ñi mais en tout cas Birahim mii kenn fekkul turam ci kayit yi ñu fekk kër kilifa. même bu fekkee xaritu kilifa la comme man comme keneen. fekkuñu kenn sa tur nga am certificat de mariage foofee ca kër kilifa. mais ñi fa fekkoon am nañ ci part de responsabilité. extrait de naissance fictif yooyee xam nga démb la tribune wax na ni mën na ëpp sax ñaari député. évidemment parce que bul fàtte ni am na ay député maire te ñoom seen papier état civil yi muy mariage yi ak divorce yi ni ñu ko doon amee itam yomb na ban maire moo leen ko doon defal ban maire lañ ko doon defaree donc dossier bi dafa yaatu de moo tax ku foog ni député yi dañ ci mucc ndax nga sa bopp. mais nag yeex gi mu yeex moo metti nit ñi. nañu baral jéego yi ñu gaaw yëkkati seen baraale kiiraay ñu dund comme ni ñee doon dund parce que doon nañu mus ci muuraaki bi ni ko ñee doon muusee comme ça ñu xam ne justice maanu na. voilà alors Birahim yéen kay bi dafa bind Y'en a marre atteint au cœur touché mais pas coulé ëllëgu Y'en a marre gannaaw ba ñu tegee loxo kilifa ak nag Simon ma nga xam ne ay membre fondateur yu mouvement bi la. waaw xam nga Mambay dafa am loo xam ne nit ñi dañ koy fàtte gis nga bi ñu njëkkee fësal vidéo boo xamee ni dañ ci doon ñaawoon du jot ci wàllu kilifa ak kooku di Thier. moom moo njëkk a def une sortie ne ni dafa geler toutes ses activités ci mouvement Y'en a marre pour bañ a maanaam mbir mi ñu bañ ko moomale ak Y'en a marre mais c'est un citoyen sénégalais boo xamee ni day rab nekk ci kër gi bu Kaolack am loo xamee ni peut-être dal na ko mu ne damay dindi sama bopp ci lépp lu jëm ci wàllu Y'en a marre pour mën a setal waa Y'en a marre man ma des ak li nga xamee ni war naa ko leeral ci kanamu justice bu dee dañ ko soxla Simon Kouka également ñoom dañoo taxawaayu citoyen sénégalais d'abord war a setal seen der yëkkati seeni avocat xam nga bu doon mbir mi dañ ne Y'en a marre mais Y'en a marre à bon dos ñu topp Y'en a marre mais mbir mi du Y'en a marre mbir mi du question assemblée nationale dafa mel ni tey ñu ne la am na ñaari député wala juróomi député wala juróom benn député du tax ñu ne ni assemblée nationale moo salte dafa am ñu ci nekk ñoo xam ne peut-être que am na lu ñu leen di topp mais présomption d'innocence boobu dafay des ci ñoom tant que àttewuñu leen lu ñu naan définitivement bu dee Y'en a marre mën na jàpp ni quand même mën na am mbirum politique moo tax il faut quand même ñu insister ci lenn sànq maa ngi koy wax le temps de la justice le temps de la presse n'est pas le temps de la justice mais attention que temps wu politique bañ a doon temps wu justice wala temps wu justice doon temps wu politique bu ñu politiser li nga xam ne moom mooy mbir mi maanaam parce que ñii dañ wala ñii dañuy xeex wala ñii dañoo lakkal ñu bërëxal ci loo xamee ni justice dafay ànd ak ñoom ci wàll woowu muy politiciens yi nañu mën a def benn nañu dissocier pouvoir yi nga xam ne ñoo fi nekk donte sax ñenn dañuy jàpp ni vœu la rek mais du luy am mais judiciaire législative ak exécutif bi ku ci nekk na nga yem fa nga war a nekk te dossier bi bu ñu ko politiser kuñ ci war a topp ku mën a doon nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar wala nga bokk ci opposition wala nga nekk activiste wala nga nekk société civile baa nga nekk journaliste parce qu'il faut le dire il faut le rappeler tudd nañ ci journaliste mais kuñ ci war a topp nañ ko ci topp ci lu wér ku ci war a topp nañ leen topp te yoon def liggéeyam si ak tëddee ñaaxaanaay ñu waat du jëmale ci wàllu politique wax na Thierno Alassane Sall ma nga xam ne moom nee na ñu génn na ci coalition ba nga xam ne parti démocratique sénégalais moo ko taxawal ba ñu ko laajee moom dafa gis ne moom ak waa partem gisuñu seen bopp ci bi lépp coalition laaj bi daal di samp jamono ji ani lan mooy ndëgër laay coalition ya nga xam ne jamono ji it gis nañu ñu si bëri am nañu tàmbalee fàq sa yooyu coalition di ca génne tontu li ak Fatou Abdou Ndiaye. coalition yu ku jég politique yi nga xam ne bi ñu ko tegee ak léegi yàggul tàmbali na am ay nit yoo xam ne ñu nga fay jóge ay kàngam ci wàllu ko politique Thierno Alassane Sall mooy bi mujj moom mu jël dogal jóge ci coalition bi nga xam ne moo séq PDS bokk gis-gis AJ/PADS ak ñeneen
moom mi fi nekkoon ay jamono jun dëkk wàllu énergie jàpp ne République des valeurs moom gisul boppam ci alliance yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci réew mi teg ca muy wax ne charte bu coalition bi nga xam ne dañu koo amal moom fas yéene wu ko signé benn yoon Thierno Alassane Sall di leeral ne parti bi nga xam ne moom lañ dippee la République des valeurs dina fexe ba xamal naka lay fas yéene demee ci élection locale yi nga xam ne jublu nañ ci weeru janvier 2022 ndax la mu gis rek moom mooy fexe ba la nga xam ne moom moo tënku ci partem noonu la fas yéene doxee bàyyi goo xam ne am na bu ko jiitu di bu juge dem moom juge dem jiite mouvement ensemble joxe woon xalaatam ne dinañu taxawal coalition bu yaatu ci wàllu kujje politique gi dem ba ca biir mu dellu ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci CRD bi nga xam ne ñoom la joxoon seen i kaddu booba it am na bu mu fekk si di Bougane Gueye Dany bi nga xam ne dafa signé woon charte bu Yewwi Askan Wi ak i réserve mujj na jóge ci booba coalition du lu mel nag mel na kuy firndeel ne coalition yi fare ci kujje politique gi ñi ngi xaajaloo ci élection locale yoo xamante ne te lu ñu jëm élection locale yoo xam ne war nañ caa jàkkaarloo ak coalition Benno Bokk Yaakaar. Elage dañuy faral di wax ne booloo mooy doole waaye coalition yi booloo moo doon taxoon jóg waaye nag dañu gis ne bëri na si ñu nga xam ne ni tàmbali nañu ñàkk ñenn si ñu nga xam ne waxtaan nañu woon seen biir ba tàmbali see génne. man dafa am position bu ma taxawee woon démb rek ci journal commenté 20h bi gis nga maam jamono yi coalition yi di judd coalition Yewwi Askan bi coalition Gëm Sa Bopp coalition bu Abdoulaye Wade bi Thierno Alassane Sall génnaat ñaata ci temps la ñu consacré ngir taxawal yooyu les coalitions ak ku nekk ak interprétation bi nga koy jox ak ku nekk coalition bi nga jàpp mu gën ci yow xëy na ñu dëgmal ay élections mais moment boobu noonu doon naa bëgg ci seen coalition yi wala ci seen parti politique yi ñu xamal Sénégalais yi ni leen yéen ñu tax di xeex yéen ñu tax di sos parti politique yéen ñu tax di sos ay coalition bu fekkee sama xalaat du jubóowuma ak coalition bi ba tax duma ci mën a dugg ndax ni muy xalaate bokkuma ak ñoom ni ñuy xalaate li ma ci jublu mooy yéen askan wi pour teggi leen problème bi mais depuis ñu commencé ay tractations ci wàllu coalition yi depuis booba dundu askan wi mu ngi gën a cher di gën a metti ci wàllu inondation waa société civile waa ñoo lànk bëgg nañu fi def ay manifestation ñu aaye leen ko ci lu ñu tegul fenn def nañu ko banlieue bu Ndakaaru teg nañu leen loxo ñoom Guy Marius Sagna mais bu ñu musaan toll ci mel dañu doon gis ay bureau politique PDS bureau politique parti socialiste bureau politique LD bureau politique PIT di génne ay communiqué di dénoncer ce qui se passe mais tey boo génnee SOS consommateur consommatrices yi génne syndicalistes yi nga xam ni wàllu njàng mi la ñuy kaas parti politique yi xanaa ñoom du askan wi moo tax ñuy sos seen parti ak seen coalition yi kenn àdduwul tey wala nga def benn discours jëmale ko ci coono gi sénégalais yi jànkuwanteel ñoom itam nañu xam ni matuñu 1%. nañu génnee ko ci seen planification yu jekk yooyu pour kenn ku ne sa njariñal bopp ci gañe ay localité boobu ñuy xëccoo pour di ko gañe aw askan ñoo fa nekk nga la waay bu ñu fàtte askanu ci xeex bi ñuy xeex te ñoom opposition bi nag dafa mel ni ñu ngi topp xëccoo gi ba fàtte askan wi ci seenu xeex kenn génnewul communiqué kenn génnewul benn opinion publié ko ci benn journal wala kenn ku nekk sa spécialisation ci réew mi ak na muy doxee defoo ci sa wàllu xalaat génne ko pour dénoncer gestion nguur gii nga xam ni ku waxal yàlla xam ni tey sas yoon nekk waa Sénégal yépp tey du xëccoo ci positionnement ci coalition wala parti politique mais souffrance su Sénégalais yi ñu ngi souffrir amut autre jóge fële di weddi ay éléments yoo xam ni ay techniciens lañu ANSD kenn du leen weddi ci wàllu statistique ñu toog noppi keneen di weddi ñu ngi tukki ni mu leen neexee ñu ngi def ay rencontres à l'étranger yoo xam ne Sénégal yi sax yëguñu lu xew ñu ngi dépensé xaalisu Sénégalais yi ñu ngi tuumaalatante ay milliards ci njëndum oto ak doomu njiit réew bu Sénégal presse banque yi bind mais yooyu njiital parti yi di xëccoo ay coalition duñu ci wax duñu wax tey askan wi boutique yi ndaw yi ñuy jàpp ndax dañoo yokk benn ñeenti dërëm ci seen kilo suukar duñu wax tey inondation bii ñu ni def nañ ci ay milliards ci banlieue bu Ndakaaru mais toujours wàllu politique rek ak nu ñuy defaree seen positionnement. bu ñu fàttee ni ñoom itam motuñu 1% ci population bi nañuy fàttali ko souffrance su askan wi ci seen rencontre yi ñuy def mais rencontre boo xam ne positionnement bu baax rek te positionnement bi ngay demandé ci militant yi nga koy amee mooy askan wi nga xam ne tey nguuru Macky Sall teg na leen lu ñu antanatul ci wàllu coono ak ay jafe-jafe. de grâce seen xëccoo bi ci wàllu politique xalaat yi am na solo ci ñoom mais nañuy bàyyi wàlla xel ñi tax ñiy xalaat.
ñi leen di fal di peuple bu Sénégal bi nga xam ni tey mu ngi souffrir. voilà Birame ni El Hadj wax mu mel ni kon coalition yi moo xam ci opposition bi wala ci nguur gi gisoo kenn ku nga xam ne da bu ñu jëlee parole di wax yitteel askan wi la ñuy wax lu ñuy wax yëpp moo di gisuñu suñu bopp si coalition bi bu ñuy defar li si tasanaam est-ce que du dañoo raté seen départ. non en fait c'est que si contexte bi ñu toll moo tax. xam nga bu doon coalition pour élection présidentielle wala coalition pour élection législative ñu mën a man personnellement en tout cas may xaar ci ñoom li ñuy wooyee un discours programmatique. lu jëm ci wàllug lii ba suñu programme lii lañ fas yéene def mais ay coalition la yoo xamee ni dañuy wut seen bopp actuellement fan lañ jëm ci élection locale territoriale donc loo xamee ni dafay soxal gox bi nga xamee ni moom la ñuy xëccoo maintenant nag comme temps manœuvre la ñu nekk actuellement muy au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar comme yeneen coalition yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ni ñoom dañuy dem seen demu bopp boo xoolee li ñuy def fi ñu toll ni dañuy manœuvrer ku nekk gis nañu je pense démb jàllale nañ ko ci xibaar yi ci ban dëkk je pense ci Kaolack nga xam ne dafa am parti socialiste section communale bu parti socialiste bu Kaolack ñu ne ñoom ànduñu ak Benno ci xeex parce que dañoo fas yéene xeex Mariama Sarr nga xam ne pourtant ñoom ñoo bokk seen kuréel wala ñoo bokk li leen ëmb di Benno Bokk Yaakaar ça veut dire que ku ci nekk ci ñoom ci base bi ngay gën a jàpp ci base bi ngay gën a taxaw ci lu soxal mbirub fan lañ ma war a teg fan lañ ma war a fal donc manœuvre la ñu nekk actuellement c'est valable pour toutes les coalitions de l'opposition mais Mambey benn Thierno Alassane Sall wala benn Mansour Diop bu génn ci coalition wu diw est-ce que dina am répercussion ci coalition boobu nga xamee ni taxaw na parce que coalition lu mu rëy ak lu mu bëri ay personnalité ay nu ñu koy ci nit ñoo xam ne siiw nañu wax bi du foofu wax bi mooy bu ñu àggee ci élection locale yi kan moo ci taxaw ci benn bërëb ñu jox ko li nga xam ne moom mooy lenge ci mairie bi à partir de ce moment mu mën a liggéey askan wi nekk ci gox boobu nga xam ne moom la gagné mais day fekk mu proposer askan woowu benn programme par rapport ak gestion mairie. donc pour le moment mën nañ jàpp ni temps de manœuvre la ñu nekk te jeexagul muy Benno Bokk Yaakaar muy coalition taxawu muy coalition gëm sa bopp muy coalition yeneen yi ñu ngi ci ay manœuvre dina gis koo xam ne dina ñëw génne Mansour Diop ci coalition gëm sa bopp. gis keneen koo xam ne dina dugal Mambey ci coalition gëm sa bopp tant que jeexaluñu manœuvre yooyu noonu jàppal ni chaque jour tu entendras quelqu'un est sorti quelqu'un est entré. voilà noonu la ñuy taxawalee li nga xam ne moom mooy coalition jamono ji ndax loolu la laaj ñu wutali sa njumbaan mi ngi féete sa département bu Mbacké foofee sa diwaanu Touba waaye politique yi rawatina responsable APR yi nee nañu nag xel xalaatul ñuy bàyyi ñu leen ni imposer ab candidat ndax ñoom ci boppam bi yeboo ñu xam ne sax dañuy taxawal seen liste bopp demal seen bannière bopp tànn ki nga xam ne rek mooy ka leen doy sa gox ba waaye nag du ñu déglu ndigalu kenn Abdoulaye Diagne lañu si àndal ci ay leeral. ndaw yi nekk ci bokk moomee lu ko njumaan tabaat seenu njiit. ñun maire bi ñu àndaloon de gis nañ yaram gis nañ tegginam gis nañ mën-mënam tous les 40 conseils ñoo ma jébbal wax loo ma lii. jigéen ñëpp takku nañ ñu ngi ci ginnaaw. noonu ñuy rafetlu lim fi jot a def. yoon amu fi woon yéen a aw yoon wi léegi yoon wi gars yi réceptionné guñ ko sax inauguré guñ ko. maire bi muy doog a yéeg poste de santé amu fi tabax na poste de santé bi. jigéen ñëpp buñ daan matu ci saret la ñuy yéeg bu ngeen demee ci ambulance mi ngi fi sage-femme d'État mi ngi fi. bi muy doog a jël commune bi li fi nekk ci ay robinet lépp motul 30 tey def na 300 et quelque. bi ñu waar ci bopp kenn mënatu ko gis xoolal suñu jànq ji niñ mel ci xeesu dangaa ñuul te ñëpp a rafet la ko waral mooy Fallou moo ñuy jiite ci jàkka ji moo ñuy jiite ci commune bi. ne duñu nangu benn yoon ab doxandeema jóge ca àll ba ñëw di leen jiite. ñun ki ñuy gis guddi suñu bët bu xonqee moom la ñuy fal tey moom la ñuy fal ëllëg. ñi Modou Mbacké mii même Macky Sall bu newoon ba tab ko tête de liste ñun dañuy rallier dem ci beneen liste fal monsieur. ñuy xamle ne jàppuñu benn yoon ànd ak ñi nga xam ne ay politique lañ wër di naxe te lenn yitteelu leen lu dul seen njëriñ. sa Tivaouane Peulh ñàgg moom jàppale ne kon waa ànd defar sunu gox bu Abdoul Aziz Sall ñoom ñoo joxante loxo ànd seex waa mouvement MZ bu Mamadou Kane ñaar ñooñee seen bëgg-bëgg moo di rek jëlee fa la fa nekk rawatina Papis Diop ba nga xam ne moom moo jiite Tivaouane Peulh da dañoo gis ne def fa dara bilan ba ci boppam dafa négatif ñëw dooleeku sa jafe-jafe yi nga xam ne waa Tivaouane Peulh ñu ngi koy jànkonteel tey la gën a màgg rawatina ay abri provisoire l'école yi nga xam ne ay saxet la ñu bari na ci Tivaouane Peulh ba noppi it feebar faju doom bu góor la fa yoon wu jàkk sax amu fa loolee la ñu bëgg a jëlee sa Tivaouane Peulh Abdou Aziz Sall ñu teewlu ay kàddoom.
wax naa la manquement yi bari na parce que vraiment éducation bi ku ne xam ne na doxul école yi dañoo fees ba xale yi amuñu fa fu ñu toog ñàgg tollootul foo xam ne ay abri provisoire la ñuy jànge te moo fi fees del maternité bi bon comment dire poste de santé bi ñàgg war na toll fu muy amee centre de santé poste de santé ñàgg war na dépassé foofu ba fan yi passé rek la ñu coupé courant bi maamu kan nii pratiquement moo ko fay ku nekk di coow ba pare bon ñuy ne ci coow naan waruñu ko wax mais pourquoi waruñu ko wax dëkk bu fekkee ñii dañoo bëgg mu dox lii am mooy lii ñu def mooy ñun ña fa dëkk ñu jàppante joxante loxo pour liggéey dëkk bi parce que ñun dara tax ñoo jël ñu liggéey dëkk bi ñàgg war na am espace municipal bu mag a mag te maa ngi leen di wax ne incha allah bés bu ñu population bi falee dinañ ko fi def stade bu mag a mag incha allah bu soobee yàlla parce que liggéey rek moo ñu tax a jóg émergence commune bi rek moo ñu tax a jóg émergence ñàgg rek moo ñu tax a jóg la ok waa Tivaouane Peulh moo xuri waa kër Socé mi ngi féetee sa diwaanu Kaolack ni ñu leen ko waxee ci ndorteel li foofee timis bu xasaa jot si lëndëm la ñuy nekk ndax nag amuñu courant ñëw dooleeku sa it bërëb bu fajukaay ci ay tur kepp la ndax jagut mu day jafe-jafe yu nga xam ne juróom-ñaar fukk ak benn ci ay village ñoom ñoo bokk yooyu la jafe-jafe di ko dund loolu askan wa takku taxaw ni kon la fa waa mairie ba wala sax ña nekk ca mairie ba dañ leen fay jëlee ngir ak coppite am ca kër Socé ñu ànd si Xalioune Kane. commune bu kër Socé daanaka lii di électricité amu fa maanaam daal gox yi bëriwul ñi nga xamante ne bi daal am nañ lii di courant te it wàllu wér-gi-yaram dafa daal di sooxe looluy gis-gisu Dame Badiane di président bu mouvement ànd defar kër Socé. non dëkk yi amagul courant mu ëpp yu am courant dëkk yi amagul courant war a am courant mu ëpp yu am courant te ñun fi ñu ñëwee fexe nañ ku ne xam na ne courant moom ñaari amuñ capacité mën a andi courant waaye amoon nañ matu ak relation mën a fexe intégré di waxtaanee ñu ko yor ba fépp war a am courant ñu indi fi courant te tey dëkk boo dem fii tey nga xam ne am na courant rôlam la moom mu fexe fa yóbbu ay poto ak maa mbedd yi mën a am courant te amul benn dëkk booy dem fekk fa mbedd ni courant di tàkk dans onze village bi Kër Socé xam naa ne 3 moo fi nekk yoo xam ne moom amul leneen lu mu ci jéem Kër Socé Lambar Gàgg Samb ici de pot ay poste de santé yu baax wala carte santé sax amu fi. gannaaw nag seetlu bi mouvement bi nga xamante ne daal lëkkaloo na ak parti S2D bu Souleymane Ndiaye nee na daal dafa bëgg a fexe ba nangu mairie bi ngir daal soppi doxalinu gox bi le Elage ñetti ci ay élément jàll nañu benn bi sa Kaolack Tivaouane Peulh bi ci mujj sa kër Socé ñu gis ne nag sa Touba bokk na si jàll ñoom ñëpp ay jafe-jafe la ñu teg si table ji ñu ne loolu moo tax ñu bëgg a jëlee la fa nekk moonte de bu ñu demee ci campagne bi bu ñu këppee xaalis rek dafa mel ni problème bi dafay nëbbu. waaw xam nga local yi moom souvent mooy li ñuy wax élection quartier la. nit ñi bala ñu porter seen choix ci kenn dafay fekk kooku xëy na nekkoon na ak ñoom yàgg ak ñoom ci wàllu social di leen jàppale di leen dimbali mais foog ñuy fàttali nit ñi aussi ni biiru nit du biiru jinax. nit mun nay taxawaayu social politique sociale ñëw sa xew ñëw sa jàng jox la enveloppe. boo amee ko tawat mu dimbali la mais loolu du gestion wu dëkk. gestion wu dëkk du ki lay may mais kiy xalaat ba yow dootoo soxlaa ñaan loolu moo gën a ëpp solo. gestion wu dëkk nit ñuy xool comme li yàlla wax ci alxuraan hal yastawi lazina ya'lamuuna wa lazina laa ya'lamuun question la boo xam tontu bi mooy yamuñu ki jàng ak ki jàngul mënuñu yem nañu xool ñu am xam-xam ci wàllu doxalin ñi nga xam ne au moins ci seen live mus nañu daaj sax benn taabalu gerte caaf pour entreprendre quelque chose. mënoo fekk kenn koo xamante ni bii xëy na ci wàllu social ci wàllu yow xamoo fan lay jëlee xaalisam ñëw na rek après nee na mi ngi lay aider ci ay jàng ay nangam yéen a ngi koy gis après ngeen fal ko bu ñu juum ci choix yi nañu xool ndaw yi nga xam ne jàng nañu ndaw yi toll ci entreprendre quelque chose ñu àndandoo ak ñoom changer suñu commune yi gis nga communes yi nekk ci Sénégal pratiquement commune boo dem am na ay potentialité yoo xam ne bu ñu ko exploiter nit ki ak environnement ak entourage bi ko wër dong mun na ci créer loo xamante ni bi ci wàllu koom-koomam mais malheureusement bu fekkee maire amul benn xalaat bu dul jaay suuf bu fekkee maire amul benn xalaat bu dul jaay ay cantine ci ay marché di weerante ak ay nit par exemple ce qui se passe hier démb à Ngexo benn grand commerçant ñu ñëw mu jënd place am plus de 20 millions ñu xëy benn suba génne ko ndax nee nañ foofu banque moo ko moomoon maire ba fa nekkoon bu jëkk moo joxe maire bu bees bii fi nekk moo jox ko tey xam nga ponkalum commerçant plus de presque 50 millions ci valeur ñu génne ko ci mbedd mi dikk ba jigu ndare kam mais ñaata ci ay dëkk ñooy am ay nit yu dund xeetu victime yu ñaaw yooyu noonu et ñuy toog di seetaan moo tax ci seen choix yi
bu ñu topp Mbacke wax nañu ne nañu diw amal nañu njëriñ. mais social bokkut ak gestion wu commune. Kër Socé wax nañu mais nañu teylu toujours ci choix yi te def choix bu baax. parce que maire yi fi nekk nii nag bu ñu osé di demander waat wax dëgg yàlla war nañu leen a laaj est-ce que ñoom am nañu biir yu fees ku sa mandat jeex ñu defal la prolongation 3 at ngay def lu leen neex di def say bakkaar fegoo te kenn du la tudd kenn du la laal ah non yaa xayti mu laa na wax dëgg yàlla dinañu yet laaj africain ak sénégalais ñoom la mooy seen problème ak nguur quoi maam. problème mu mandat bi alors Birahim pour aider un peu citoyens yi ci seen choix bi ñu war a def souvent Ahmed dama koy faral di saboter nee na yéen waa Tëngéej yéen a fépp problème te pourtant bi voté jotee yéen a ëpp li ngeen voté ba ci président Macky Sall dañuy gis jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci gox yi mais terewul campagne bu jotee gars yi ñëw assaini bidon diwlin saaku ceeb ak xaalis vote bi daal di changé. En fait man du ma ko wàccee ci saaku ceeb. diwlin ak xaalis. parce que attention gis nga ka nga jox saaku ceeb jox ko diwlin jox ko xaalis dina ko lekk. mais bu duggee ci bañ gàcce bi mënoo xam ko muy votal c'est que tamit il faut que nit ñi xam ne ci politique la ñu nekk. gis nga du lundi au dimanche boo demoon ci plus de 557 communes yi nekk ci Sénégal. nga tànn sa micro di nga ci gis ku la ne maire bi liggéeyu fi dara. man maa bëgg léegi askan wi na ma jox ma diriger mairie bi. y aura toujours une opposition fu mu mën a nekk ba ci parti au pouvoir yenn gox yi nga xam ne moom moo ko jiite di nga gis keneen ku bokk ci coalition au pouvoir ku ñëw ne ni maire bi ñu fa teg boobu ba léegi def fi dara te pourtant ay la yoon peut-être démb wala bëkki démb ñoo toogandoon ci benn meeting mu koy tàgg ne ni kii moom moo liggéey bi. mais bu ñu demee ci élection ñëpp li ñu naan cuubu ni ko xale yi di waxee. ñëpp soppi doxalin. ça veut dire que il faut que population yi ñuy voter parce que am na lu ñuy woowee une majorité silencieuse ñu bokk ci parti politique bokkuñu ci coalition amuñu kenn ku ñu faral ci wàllu ay coalition wala parti politique du ñu dem ci seeni meeting bu heure voter jotee dañuy dem voter kii ñu jàpp ni lii di programme bi mu ñu tëralal wala bi mu ñu jox jàpp nañu ni war na ko mën a accomplir li wóor mooy ni askan wi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité wu bopp ce n'est pas parce que Mansour Diop nous tient un discours boo xamee ni dafay rafet lool mais nga xool ndax Mansour Diop mi am na li nga xam ne moom mooy discours am ak programme bi mu wax est-ce que yenu na maanaa ndax dina ko mën a liggéey ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nag ci yenn gox yi man je retiens juste une chose ku nekk ci gox de pendant 10 ans 20 ans plus de 20 ans sax ka nekk 96 ba tey ci benn gox ne ni moom mooy maire bi mënoo maa proposé yàlla nañ la jox ay milliards mënoo maa proposé loo xamee ni defoo ko woon ci année yooyu nga nekkoon ci gox bi nañu xam ne ñuy tànnee rek jeex na si affaire bi yëpp ci tànneef bi la ci base bi la jafe-jafe yu nekk ci gox ba alors sunu élément bu mujj la si waxtaan bi laata ñuy dem revue de presse moo di fitna nga xam ne dañu koy teg jigéen ñeex xale yi nee nañu mi ngi ëppee sa Matam Sédhiou ak Kolda député Awa Guèye moom moo ko xamle si ndaje ba nga xam ne woote nañu ko foofee sa Somone waa ONG Amref ñoom ñoo ko wootee dajale si ay ndaw seen bëgg-bëgg moo di fa ñuy naseer fa ñuy nootee fa seen kàddu di jëbee ñoom it ñu am fa seen place foofee mu nekkoon ab occasion si député Awa Guèye ngir mu xam ne kon wàllum avortement médicalisé nguurug Sénégal ci boppam daf ko adopté na li nga xam ne moom mooy protocole bu Maputo mu di ay leeral yu mu ci yëkkati député Awa Guèye ñu teewlu ko ñëwaat. médicalisé c'est vrai coow lu bari na ci temps yi te Sénégal nag dafa am ay convention yoo xam ne daf ko signé au niveau international ak au niveau régional bu ñu ci jëlee benn rek muy le protocole de Maputo boobu dafay ne jigéen bu fekkente ne dañ ko violé wala ku ko jege moo ko sàkku may nañ ko mu def avortement médicalisé fii su suñu réew nag protocole boobu signé nañ ko waaye ba léegi appliqué guñu ko waaye nag comme ni ñu koy waxee nag lépp ci biir waxtaan lay xewee donc ñun jigéen ñi dinañu def loolu suñu combat waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal muy autorité religieuse yi muy leader d'opinion yi ñu waxtaan ak ñoom su ko defee ñu xool naka la ñuy saafaree problème boobu nga xam ne dafay peser bu baax ci kaw jigéen. voilà El Hadj ñoo ko déggandoo en Sénégal signé na protocole bu Maputo protocole boobee moom mooy autorisé nit ki bu wonnee lor mën nga ko dindi nga jaarale ko kër docteur waaye fii ci réewum Sénégal ba léegi ñu ngi siy jeexi jàq ci application bi. ñu bàyyi seen caaxaan yi. bu leen convention arrangé ñu ni Sénégal signé na convention. bu leen juridiction bi ëpp doole arrangé wul duñu ko faale. dossier Karim Wade Khalifa Sall yëpp fi la ñu fekk. lan mooy convention.
convention yi boo koy signé doo tenir compte ci population bi nga jiite population bi nga xam majorité bi ay musulmans lañ. les non musulmans ay croyants lañ. population boo xam ne am nañu aada. il faut arrêter campagne boobu ñu nekk noonu du jàll man dinaa bokk ci ñi naan non di ko dénoncer fu mu mën di toll avortement médicalisé duñu ko nangu Sénégal. te ñiy wax nañ ko xeex comme ni ñuy xeex homosexualité. duñu ko nangu Sénégal avortement médical gis nga dañoo am ay valeurs ay convention Maputo convention Bénin du tax ñu massacrer suñu ay valeurs jamais au plus grand jamais kenn ku nekk nag. am nga lu la doy ca say defi bopp yàlla rek a xam ku nekk sa jëfi bopp mais du teel li ñëpp bokk ci penc mi loolu lu ñaaw duñ ko fi daganal. ku nekk ak sa sikk bopp nag yow dong la concerné mais penc mi nguur gi moomu ko. penc mi askan wee ko moom ñu tànn ay nit teg leen ci kaw ni leen ni ngeen di defi bitim réew ak suñu koom bi ñu leen jox di leen ko doxale ci ni mu ñu arrangé ci ni nga xam ne mooy sellal suñu aw nekkin ci ni nga xam muy gënal suñu diggante kenn waxul jigéen amul ay droit jigéen am na ay droit ñun dañuy prôner toujours non violence aux femmes di ci wax toujours te duñ ko nangu benn yoon amoon nañu ay position ci jamonoy xalfal jigéen mais fan yi ni ñu accéléré ci avortement médicalisé